Macky Sall dafa am lu tax lu waral mu créer parrainage maanaam benn système la woon boo xam ne bi mu calculer xool ba maanaam li mu dig sénégalais yi defatu ko waxatul ak sénégalais yi mer nañu saaga bi bari na coow li bari na ci toile yi gis na ne problème bi bari na fu nekk ci àdduna bi mu créer benn système boo xam ne déjà dafa indi carte d'identité CEDEAO yi parce que carte d'identité yi bi mu ko indee c'est tout simplement pour mu mën a contrôler nombre de sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo koy am benn. Deuxième mu indi beneen système mu tuddee ko parrainage boobu bi mu ko indee mu jublu ci aussi pour gën a nelawal xelu sénégalais yi mooy maanaam tey moom day jot ci carte d'identité yi avant sénégalais yi di ci jot parce que bu leen fàtte ci ambassades yi commissariat yi la carte d'identité yi di jaar donc moom ci ambassades yi consulat yi mën na koo contrôler parce que ay nit a ma fay liggéey. léegi lu ñuy def dañuy jël déjà relevé données yooyu yëpp ñu créer ko ñu am ko ñoom ba pare mën nañ koo bind ci ay fichier ci ay liste parrainage yu Macky Sall ku nekk mën nañu jël sa tur sa adresse lépp bind ko ci ba pare. donc yow bu ñu lay jox sa carte d'identité comme ni ma la ko waxee woon keroog mooy fekk na parrainé nañ ko Macky Sall ba pare maanaam yow sa carte d'identité bi nga xam ne moom ngay jëli ci consulat ba wala ci ambassade bu mu mën a doon ci àdduna bi di nga fekk yow loolu bindal nañ ko Macky Sall ba pare Macky Sall parrainé nañ ko ba pare yow ci sa tur yow Ablaye Diallo wala yow Mademba Ndiaye wala yow Ousmane Tounkara wala yow Mapaté Sow parrainél nga Macky Sall ba pare loolu benn la. donc léegi beneen affaire bi mu jël mooy jël alalu réew mi ñuy luubal alalu boo leen demee tey ci trésor Sénégal dafa vide trésor amul koppar donc 750 millions yiñ koy jox ci caisse noire ça n'a rien à voir ak leneen la nga xam ne moom la ñuy luubal comme tey ma jox leen train express régional bii ñu créé xam nga créé nañ ko ay Maroc ak ay Algérie ak yeneen dëkk mais boo xoolee di ngeen gis ne que Tunisie ak yeneen dëkk di ngeen gis ne que comme nombre d'argent bi ñu ne moom la ñuy def ci mbir mi maanaam 10% loolu rek lañ ciy def tey Macky Sall li tax man mu tiital ma ay affaire am tiital ma Macky Sall bu tegee projet wu 100 milliards projet bi en réalité 10 milliards lay jar donc 90 milliards yi pour mu luubal ko la donc loolu mooy réalité wu Macky Sall tali buy jar Mali 100 milliards boo demee Sénégal 1000 milliards lay jar parce que bu leen fàtte leen am na lu ma leen expliquer nee naa leen Banque mondiale maanaam ci àdduna bi par exemple tey àdduna bi ñu defee sondage bi ngeen di wax ni ci élection yi bi ñu defee sondage yu réew àdduna bi yëpp le Sénégal fait parmi les 10 pays les plus corrompus du monde voilà déglul li ma leen di wax mooy tey nga indi njiitu France njiitu Amérique njiitu Allemagne njiitu Angleterre mooy 196 pays moo am ci àdduna bi ñu dajalee 196 réew yooyu yëpp def sondage xool ban réew moo ci gën a jubadi Sénégal ci fukki réew yi gën a jubadi ci àdduna bi la bokk. imaginez déglu leen li may wax de mooy maanaam le Sénégal qui est parmi les 25 pays les plus pauvres xam nga tey ñu ngeen dégluwaat li may wax ma expliqué waat ko man tey ñu ne leen Ousmane Tounkara pauvre la c'est un pauvre baadoolo la d'accord léegi ñu ne leen baadoolo àdduna bi baadoolo yi nekk ci àdduna bi yëpp Ousmane Tounkara il fait parmi les 10 plus corrompus du monde mooy maanaam fukki nit yu gën a jubadi ci àdduna bi Ousmane Tounkara ci la bokk mais attention Ousmane Tounkara fait parmi les 25 personnes les plus pauvres du monde loolu xam nga boo xamee mathématique boo xamee calcul mental comme niñ la koy waxee boo xamee calcul buñ la waxee loolu dafa am lu mu tekki nee nañ la Sénégal maanaam njiitu Sénégal tey liggéey bu muy teg xam nga mënuñu ko woo par nom mënuñu laa ne xam nga respect Geneva Convention ak respect état souveraineté Sénégal Banque mondiale mënuñoo jékki-jékki ne Macky Sall le président du Sénégal c'est le plus corrompu du monde mënuñu wax loolu mënuñu koo def mais lan lañu leen mën a wax mooy le pays du Sénégal c'est le pays le plus corrompu du monde loolu mën nañu koo wax loolu nag dafa am lu mu firndeel parce que li américain di ne the backstop with the boss mooy tey bu ñu nee Sénégal dafa corrompre Sénégal kenn moo ko jiite Sénégal benn président la am amul fukki président bi mu am Macky Sall la tudd
président bi Sénégal am Macky Sall la tudd Macky la tudd sant Sall donc ce qui veut dire que c'est lui qui est l'empereur de l'empire corrompu. L'empereur de l'empire corrompu du Sénégal, c'est Macky Sall. Donc tey bu ñu doon ñëw pour jàpp nit Sénégal ne Sénégal dafa corrompu Macky Sall la ñu war a jàpp mais Geneva Convention mayul état international droit ñu ñëw fekk Macky Sall ci nguuram ñu jàpp ko dafa am immunité Macky Sall has immunity dafa am immunité boo xam ne Geneva Convention dañ ko passé bépp njiitu réew même tey Macky Sall li muy jubadi yëpp adduna bi du ñu daaneel bomb ci kawam pour rey ko c'est pas normal parce que c'est illégal parce que peuple sénégalais ñoo ko fal mais dafa am loo xam ne dafa important ma waxaat leen ko xam nga tey man bu ma waxee ne leen rek c'est un sénégalais fou dans la diaspora qui parle mais Pape Alé Niang bu waxee c'est un journaliste compétent qui habite au Sénégal qui parle du Sénégal dans le Sénégal bu leen fàtte ne même Pape Alé Niang boobu bi tour bi jotee ci Macky Sall moom moo ko jëloon ci plateau am di ko laaj ay questions yu compétent di ko laaj ay questions même Pape Alé Niang boobu dafa bañ a jaay ngoram ngoru Pape Alé Niang bu doon jar 100 milliards de francs CFA Macky Sall am na 100 milliards yu mu jox Pape Alé Niang pour mu noppi ma jox leen beneen exemple boo jëlee tey ma jox leen de ay exemple yu ndaw boo jëlee tey Pape Alé Niang nga jël yeneen journalistes yi nga xam ne bëgguma leen tudd yéen xam ngeen li may wax journaliste Sénégal yi yëpp nga dajale leen ban nit ci diaspora bi wala fenn ci àdduna bi mooy mën a jël journaliste bu compétent boobu jël ko méngaloo ko ak keneen mënul nekk c'est pas possible c'est parmi les journalistes les plus compétents du Sénégal parce que moom li muy wax vraiment disons-nous la vérité te ñu tàccul ko bravo parce que that man life is in danger vie am ci xottu bouteille la ko def ci xottu gerte la ko def parce que Sénégal dangereux na dangereux boo xam ne Macky Sall et sa bande de fous dangereux nañu dangereux boo xam ne bëgg nañu nguur gi bëgg goo xam ne tey jaral na leen nee na leen nguur ñàkk nguur dee moo ko gënal démb ñun ñëpp déglu woon ndaw nañu livre Macky Sall bi ñuy lire livre bi mu ciy wax bay wax ay ñàngal déglu leen ma de Macky Sall la ñu doon lire ay livre am ba ciy tudd ay ñàngal ana président ak ñàngal ana président boo xam ne yow sa peuple moo la fal ngay ñàngal ana président boo xam ne yow ba nga soxlaa nit ñi da nga daan ñëw di wax ak ñoom ak ñàngal ana président boo xam ne moom moo daan ne nit ñi Ablaye Wade loi parrainage loi bi mu bëggoon passé baaxul na àdduna bi yëpp génn jàmmaarloo ak moom ñàngal ana président des clics et des flics des réseaux sociaux ak ñàngal Macky Sall tey nee na mi ngi encombré mi ngi boucler réseaux sociaux yi wàññi na capacité réseaux sociaux yi quand même parce que léegi même boo seetaanee live bu Facebook ya nga xam ne tey doomu aadama yi ñu ngi doon ci ay 500 vues ay 600 ay 1000 vues léegi ay 140 nga mën a yem parce que tout simplement lan baadoolo sénégalais yi nekk ci kaw gi ak yeneen place yi nga xam ne ndeysaan connexion internet Sénégal ni mu avancé woon jël nañu connexion boobu léegi ñu wàññi ko nee nañu bëggatuñu nit tey nga mën a toog yor sa téléphone dugg live xool ne ah diw dee ngi wax jóge ba Amérique ndeysaan mi ngi nii ma koy seetaan Macky Sall nee na bëggatul lool léegi lan la Macky Sall bëgg mooy mu wax lu ko neex def lu ko neex information bi di yegg ci nit ñi mu war a yegg waaye dafa juum xam nga dafa am niñ la koy waxee erreur bi mu defoon ci parrainage bi même erreur boobu la nekk di def ci réseaux sociaux yi parce que sénégalais yi toll nañu foo xam ne munu ma ne ils sont conscientisés à 100% wala munu ma ne ils sont d'accord à 100% mais mën naa la ne ils sont au moins conscientisés à 60%. Donc ce qui veut dire que tey fukki nit yoo gis Sénégal juróom-benn nit ñi xam nañu li xew soxlawuñu 100% des Sénégalais xam li xew parce que 100% des Sénégalais duñu voter Sénégal population bi 15 millions la votant yi bu baree ba bari 5 millions lay doon donc 5 millions boo ko diviser par 15 millions boo ko diviser par 3 5 millions la donc c'est 33,3%. 33,3% des Sénégalais ñooy voté donc ce qui veut dire que bu dee conscientisation bi ñuy def ñun yegg na ci 60% des Sénégalais ce qui veut dire que Macky Sall takk na jàppet li tax may ne takk na parrainage bi
Macky Sall ma dellusiwaat ci nee naa leen képp ku parrainé Macky Sall maanaam tey waxuma ku ko parrainé willingly waxuma tey nga jël sa carte d'identité mu neex la nga parrainé Macky Sall déedéet képp koo xam ne jot nañu ci sa carte d'identité jël ko utiliser ko pour parrainer ci Macky Sall parrainage boobu keneen bu génnee mënut cee bokk c'est pas possible loolu mënul nekk mooy tey boo jëlee sa parrainage yow sa carte d'identité boo ko demee jëli ci ambassade bi wala nga jëli ko fii ci consulat bi y a 1 mois de cela jël nañ ko parrainel nañ ko Alaaji Macky Sall ba pare Macky Sall lim leen wax ci parrainage yi yëpp am na ko c'est une réalité am na plus de 2 millions de parrainage kenn mënu koo weddi parce que ñu ngi daan addu kalpe gars yi ci mbedd mi ñu ngi daan arrêté gars yi ci ñiy voyager de pays à pays ñu ngi leen daan arrêté di jël seeni numéro carte d'identité ñu ngi doon dem ci police yi gis ngeen benn responsable APR boobu defe naa ma fàtte leen ko Mbuur la woon ma fàttali leen ko bu dee seen xel yi dafa bëgg a nelaw moo fa duggoon di sàcc ay carte d'identité loolu yëpp ay masque la mais réalité bi mooy loolu en fait carte d'identité yi dañ ko doon presque arnaqué ci loxo doomu aadama yi doomu sénégalais boo xam ne gis nañ sa carte d'identité pour 10 secondes teg nga ko ci loxo nitu APR jël na carte d'identité bi boo d'accordé ak boo d'accordul parrainé na ko Macky Sall non seulement ça aussi Macky Sall da daan def jox waa APR yëpp xaalis ñu dem fay parrainage yi 5000 parrainage yooyu tamit maanaam yooyu yëpp Macky Sall yor na ko donc tey boo calculer Macky Sall am na 3 millions de parrainage donc 100 candidats yooyu am Sénégal 100 candidats ci biir 100 candidats yi 3 millions de parrainage yi Macky Sall moo ko moom ba pare donc 5 candidats wala 6 candidats la mën a accepter parce que déjà 3 millions de signatures yooyu buñ ko génnee ci 5 millions de signatures 2 millions moo ciy des te ci 2 millions yooyu maanaam xamal ne benn nit Ousmane Sonko mën na cee am 200 000 Pape Diop am ci 200 000 Aïda Mbodj am ci wala Bougane Gueye Dany am ci donc ñi ci des seen lampe fay mais li Macky Sall di def te ñu xam ko àdduna bi yëpp xam ko lenn moo am Macky Sall dina fexe lépp lu mu man pour éliminer opposants yi nga xam ne ñoom ñoo koy sonal Macky Sall dina contrôler élection Sénégal yi ci xalaatam pas en réalité parce que dinaa leen may benn surprise boobu defe naa ñu bari xamoon ngeen ko ba pare am na ay software yu ñu créé sur place ci ay fan yu néew dinaa ci dugg ak ay IT ak ay techniciens yoo xam ne dañ leen di jox loolu lu mu firndeel jël nañu suñu alal def ci ay software yoo xam ne tey mooy bureau d'élection bu mën a nekk ci àdduna bi bureau d'élection bu mën a nekk ci àdduna bi dina am ñaari doomu aadama yoo xam ne dinañ fi leen fa teg ñaari doomu aadama yooyu yuñ fay teg système bi day connecté automatiquement ak système électoralu Sénégal ñun dinañu am résultat wu votu Sénégal balaa Macky Sall ci boppam di ko am te loolu dina ko déranger parce que li ñuy yaakaar ci Sénégal tey Macky Sall ñaari chance la am pour sénégalais yi dal ci kawam te dina ko comprendre tuuti ci kanam mooy benn parrainage bi bu ci Macky Sall naree jàpp candidat yi nga xam ne sénégalais yi dañu soxla pour ñu génn Macky Sall dinañu génn te dinañu dal ci kawam loolu benn la gilets jaunes yi Macky Sall gis France nii ñooñu dañoo civilisé those are civilized people dina xam ne doomu sénégalais dara civilisé wul ci ñun boo bëggee sàcc suñu ngor balaa ngaa xam ñàkk civilisation wu doomu sénégalais sàcc buñ ko gisee ci Sénégal nuñ koy def sàcc bu rombee ci marché tey sàcc ci beneen boutique génn ndaka la ko doomu sénégalais yi di def day ñaan yàlla yegg police parce que buñ ko jàppee day dee donc réalité boobu na ko Macky Sall bàyyi xel ne doomu sénégalais yi duñ la bàyyi nga tere ñu suñu droit bi ñu am mooy droit de vote duñ la ko tere duñ la ko nangu suñu Macky Sall nag naam bàyyee candidat yi jàll ñu dem ci élection yi software yooyu ma leen wax ñu ngi sur place mooy du mën a sàcc élection yi c'est impossible parce que ñun dinañ leen jox résultat yi balaa Macky Sall di leen ko jox balaa Macky Sall di annoncer résultat élection Sénégal bii yoon ñun dinañ leen ko annoncer ne leen kii moo gagné ak voix bi kii moo gagné ak voix bi di ngeen ko mën a gis sax parce que bu jotee dinañ leen jox déjà dinaa leen jox rendez-vous dans disons vendredi incha allah ñu ñëw présenter leen déjà début software yi am nañ ci benn ba ñaar ba ñett waaye kenn ki ñu gën a wóolu ñu ngi travailler ak kooku pour le moment pour jël software boobu teg ko sur place
software boobu buñ ko tegee sur place bu ñu tegee software boobu sur place doomu sénégalais yépp ku nekk di nga mën a login maanaam di nga mën a dugg mi ngi mel ni nga yor application Apple di nga mën a dugg nga xam exactement ñaata ñooy votant wu Sénégal yi ñaata nit ñoo voté ak ñaata nit ñoo voté wul ak fan la ñu voté ak bu dee tey Macky Sall càcc gi mu xewal comme benn nit juróomi carte d'identité nga voté fii nga voté fële nga voté fële boo voté fii boo demee ci beneen bureau de vote boo bëggee voté ñun suñu alarme maanaam software bi dina déclarer ne borom nit kii de voté na feneen ñu jël boobu sànni ko de côté. réalité yi am mooy mes frères et sœurs sénégalais nee nañ leen doomu sénégalais yépp ñun nañu jóg ñu dajaloo foo leen bëgg a dajaloo rek loolu seen coobere la comme ni ma leen di wax man libéral la am a liberal in the mind mooy doomu sénégalais am nga indépendance su ànd ak ku la neex man duma wax kenn koy votel man parrainé naa ba léegi woowu ma benn doomu aadama ma ne la kii laa parrainé j'ai parrainé comme tout le monde duma wax nit kan laa parrainé duma wax benn doomu sénégalais koy votel loolu ku koy xaar ci man tardé nga duma ne kenn malgré am naa ñi ma bëgg sama biir xol man ci sama bopp xam naa ko mais toujours pour comme dañu nekk ci ay société maanaam ci ay ndaje yoo xam ne doomu aadama yi dañ leen ne we want free and fair election du sama coobere pour ma wax doomu sénégalais yi kan la ñuy votel te comme ni ma leen ko waxee encore ma dellu si waat ci man déglu leen ma de man ñëwuma fi pour xaar nomination parce que déjà ñun yàlla dafa def dara defe naa boo leen ko xamee ci jikko saraxole ci saraxole yi normal boog dañoo xaw a rëy te rëy sax baaxul ci doomu aadama ñun li ñuy def nii yëpp ngir yàlla moo tax Macky ñun wutuñu ku ñu jox xaalis comme niñ koy waxee ndeysaan les fous de la république saa boo waxee rek ñu ne oh dañuy wax pour Macky jox leen xaalis ak ngeen juum billaay su ma bañuloon doomu sénégalais yi mere ma dinaa def loo xam ne ci internet bi yéen ñi yaakaar ne xaalis ñu dugal ci lii defe naa damay ragal ngeen dugg ci ay bato xaru wala ngeen dugg ci ay ndaa xaru ñun Macky gënuñoo tekki ñun ay doomu barke lañu ay liggéeykat lañu ñun soxlawuñu dara loo xam ne day jóge ci Macky Sall te mu jubadi te vraiment ñu bëgg koo jël di ko jox doomu sénégalais yi pour ñu njariñu ci ñun loolu taxuñoo jóg déjà nee naa leen lii bépp doomu aadama dama yeggalewul vidéo Pape Alé bi dinaa ko yeggale nii jéggal leen ma ñëwaat ci jéggal leen ma rek ngeen baal ma jéggal leen ma ñëwaat ci nii jéggal leen maa ngi nii di ci ñëwaat parce que dama bëgg ngeen am loo leen ci dégg parce que alalu aram baaxul nit ku normal jub nga bëgg dara ci sa àddina nga yor ay doom nga yor njaboot am na loo xam ne war nga koo mën a bañ mais wax leen ma ñi fi nekkoon ci temps Ablaye Wade te ñu doon ay milliardaire ana ñu léegi mais léegi da ngeen di dajeeg ñoom ci restaurant yi ñu lay sarxu donc ce qui veut dire que alal moom bu la lewul bul laal soril rek alal boo moomut lew la vraiment bu ko laal. rek nag. déglu leen. gëm ko. ñëppay dee ku dul dee amul. magistrat yi koo ci wax ak mu ne leen li mënut a nekk ce n'est pas normal. c'est abominable ñëpp wax la ko ñoom ñu d'accord na ñu ngi koy def waaye ban lay tagal oui droit de réserve hein, c'est la loi qui nous impose de se taire par rapport à ça. Non, attends, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Dakar Matin. Droit de réserve mooy lan xanaa droit de réserve bu la neexee la ay droit de réserve boo xam ne yow boo toogee saa boo leen defee communiqué xas conseil supérieur magistrature ba doyal droit de réserve boo xam ne saa boo leen jógee tey ji seen séminaire yi ngeen def yëpp wax ngeen ñaawteef yu nekk lépp ci biir justice ñaawteef ne fang jàkkaarloog yow toll ni monument de la renaissance ñu koy def ñëpp na ci patt pataaral ana ngor ana dignité waaye mag ñu baax ñi daan nañu wax ne ku wax ne da nga jaay sa ngor jàppal na amul ngor ku ko am doo ko jaay ana ngor ana dignité faire toujours le sale boulot def ko ba pare génn àdduna dee ñu jàppee la loolu
ne kii mooy magistrat bi nga xam ne démb ak bërki démb ba ñu bëggee ñëf ñaawteef moom lañ ko santoon nga bàyyil woy sa njaboot waaye bàyyil woy sa doom mu romb ñu ne nag kii mooy papaam moo àttee Khalifa Sall def ko dem ko def di lu ko fi jar lan moo ko fi jar Dakar Matin. gis ngeen hommage bu rafet bi askan bi rendre Sidi Lamine Niass ak la mu daj ak luñ ko bundu xatal gis nga niñ ko rendre hommage vibrant man askan bi rendre ma hommage moo gën nit rendre ma hommage ndax nit mën na ma rendre hommage ba pare boole ci ngistal waaye askan mu toll noonu rendre hommage Sidi Lamine Niass ndax na mu taxawee woon ngir askanam la woon dong rek kon nañ delloo si waat xel yi am na luñ gën a rafet sax léegi si justice temps yu yàgg ya da nga doon dégg ay tur magistrat yu mag a mag yoo xam ne ils ont marqué l'histoire comment parce que pouvoir exécutif bëggoon na def dara ñu bañ ko lànk ko affronter président de la république affronter la toute puissance du pouvoir exécutif tey jii da leen di fàttaliku ñooñu ndax seen taxawaay ci réew mi Dakar Matin. tey jii da ngay fàtte sax turu magistrat yi xanaa dañ ciy jàpp dem mi ngi am courage xool na magistrature bii dafa démissionner de la magistrature ñun buñ koy wax du contre magistrat yi de dañ cee bëri xarit nangu ànd ak ñoom ci xeex bi nga xam ne moom la ñu yëkkati ngir am une justice digne ndax ñoom rek ñoo ñu mën a sauver ngeen foog ne président Macky Sall wekk na magistrat wala juge ndax gis na ni mu leen di manipuler leen def loolu lu ko neex wewu leen respecté wu leen jeexal ci ARMP dafa lu bari moo fa xew balaa may dee ñuy wax ne autorité indépendante lu garaaw moo fa xew président comité de règlement des différends bu ARMP nekk une autorité contractante bokk ci APR ba pare nag recours bu ñu dugal ministère des finances ñu débouté leen lu tax lu doy waare ñu noonu parce que moom ci boppam moo nekk foofu ARMP ci comité de règlement des différends ba pare nekk coordonnateur de la cellule de passation du marché loolu mooy lan dañoo wax rek nañoo bëgg a yor réew mi loolu mooy lan loolu du conflit d'intérêt juge parti Dakar Matin. d'ailleurs ki waroon occuper poste boobu Samba Diop la ndeysaan un jeune qui est très brillant waaye duñ ko jox parce que xam nga lu tax frère Mamadou Diop Decroix la fan yee ci ginnaaw la ma yëg dafa doy waar 200 millions yu ñu jox ay cadre ñu séddoo ko pour jënd lan oto marché bi ñu ngi ko attribué fan EMG publié nañ ko sax ci journal Soleil le 23 octobre loolu yëpp xew fa ci biir ARMP recours SDE bi ñu ne ARMP arrêté na soob la du dara SDE day ñàkk Mansour Faye ak Sayer Niang ay seex lañ Mansour Faye mooy dogal ñoo bokk seen ndar bokk seen lépp Dakar Matin. d'ailleurs Sayer Niang moomu sax moom le 19 décembre la war a dem retraite 60 ans mat soo leen xoolee fan yi bëgguta organiser dara lu jëm ci ARMP ndax moom ba mu foor a jóge yaa cela 18 mois ñu bàyyi ko fa léegi nag xam na ne lu mu yëkkati rek ci ARMP du ñàkk journaliste yi interpellé ko ci loolu est-ce que moom laalutoon sax ay indemnité de précarité yi nga xam ne ñu ngi koy xayma si ay 200 millions ba pare toog ARMP di fayeeku salaire di jël ay frais de voyage is loolu jaadu na ñu ne on va gérer ce pays dans la transparence ku ñuy nax dama ne koo jàppee dof mi ngi wut garab yu mu la fajee te seeni garab jafe lool wër nañ ba tàyyi seeni garab dafa jafe lool. Dakar Matin. la xew ca OFNAC gi dee OFNAC moom dee na ma nga ca biir ARMP lu toll ci juróom-ñaari nit di fayee ko weer wu nekk 3 millions te doo liggéey dara riba la
moo tax loo ci gis alal jooju ñuy lekk dem France di faju ji rek dem France di faju ji rek feebar yu bizarre koo ci gis rek check-up France sama lii sama laa check-up France kenn du ko yéene kenn. te leen sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah. waaw mbokk yi ndeysaan xam nga gis nga dëgg billaay dëgg day soulager yenn saay ci dëkk yi ñu ne sax ñu stressé ñu nit waaye gis nga boo déggee dëgg nga gis nit ci sa biir dëkk te mu bëgg dëkkam te di wax dëgg ci réew mi billaay wallaay da lay soulager mu won la ne ko ngor yi jeexul comme liñ la ko waxee léegi ni noo leen ko déggee muy frère bi di ko wax ngor kenn mënu koo jaay njaam rek la ñu mën a jaay musu leen dégg gor bu ñu jaay fenn ci àdduna bi ay jaam rek la ñuy jaay naa sama jaam kii jaay naa sama jaam kale fan ngeen musee dégg jaay naa sama ngor kii donc ce qui veut dire que baadoolo comme njaam ñooñu ñuy jënd jikko bi dafa newoon ci ñoom ba pare xam nga ndeysaan maa ngi barki Dembo Ndiaye maa ngi waxtaan ak sama benn xarit di ko laaj suñu benn rakk boo xam ne ñun ñoo ko bokk maag moom yëpp ndeysaan suñu rakk lañ ko doon wooye moom suñu rakk boobu ndeysaan tey yàlla def na moom doomu président de la république mooy xaritam moom lay àndal guddeeg bëccëg parce que moom dem na ba yaakaar ne martaat ndam la dem na ba def martaat nu ma ko mën a waxee dem na ba def yaakaar ne martaat métier bu légal la fi mu ne xam nga loolu da ngeen koy bàyyi ci xel bu ñuy wax loolu ci Sénégal dafa am doomu aadama yoo xam ne mar nañu taat ba defe nañ ne martaat fi mu ne nii ndam la quoi loo xam ne la doomu aadama daf ko war a tiitaloo parce que imaginel tey nga ànd ak rakku président nga dem martaatu Aliou Sall ba mu may la 10 milliards wala 5 milliards nga ñëw ci sa kanamu jabar yow nga jël alal woowu tabaxee ko sa jabar kër dugal ci sa ay doom mais sa jabar ak sa doom du ñu xam noo amee xaalis boobu imagine nga yow mi waroon nekk góor ci kër gi yow yaa nekk jigéen ci kër gi yow sa doom yi yow mi daroon ñëw doom yi papa may ma tàngal yaa demoon may ma tàngal sa jabar waroon ñëw allah ji may ma jënd daal yow yaa demoon ne dem nit diw may ma xanaa loolu doomu aadama war nga koo mën a rus doomu aadama nit gor war ngaa mën a xool doomu aadama doylu war ngaa mën a xool gis nga yàlla wërsëg yi yàlla moo koy partagé kenn gënul kenn c'est pas que parce que doomu aadama bi yor na milliard yow moom moo la gën déedéet c'est pas que doomu aadama bi amul dara yow yaa ko gën déedéet xam nga kan moo gën ci yàlla mooy ki gën a gëm yàlla kooku moo gën ci yàlla dañ ko mës a laaj yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko yaa rasulallahi ban doomu aadama mooy ki gën a gën ci doomu aadama yi mbindeef mi yàlla gën a bëgg mu ne doomu aadama bi nga xam ne moom mooy ki gëm yàlla moom mooy maanaam kiy doxalee yoon xam nga tey mooy lan mooy nga dem dëkk bu mel ni Sénégal man musuma dégg sénégalais yi di wax yu normal boo toogee tudd leen ay Pape Alé Niang tudd leen ay Lat Dior tudd leen ay Ousmane Sembène tudd leen ay Cheikh Anta Diop tudd leen góor yàlla yu baax yi tudd leen Wal Joojo tudd leen ay suñu président bu njëkk ba balaa Mamadou Dia yan la ñuy tudd ay Senghor bu ñu paree ñu ñëw si l'inutile laa ko mën a tuddee l'inutile de la République Abdou Diouf moom mooy le président le plus inutile de la République l'inutile de la République keroog ndeysaan maa ngi seetaan photom moom ak Macky Sall ak Elisabeth ak Marème Faye Sall yàlla xam nga yenn saa yi yàlla bu la bëggee alak du la gaaw a rey mais est-ce que xam ngeen ne Abdou Diouf ci biir xolam Abdou Diouf bu taxawee ci suufu Sénégal gis doomu Sénégal yi li ñuy souffrir gis doomu Sénégal yi naqar bi ñuy doxee Abdou Diouf xam na ne c'est lui le problème c'est lui le malheur du Sénégal mais sénégalais dafa yomb la xeexal sénégalais ñu ngi nii di xeex di xar suñu tànku tubéy di rey suñu bopp ci réseaux sociaux yi du Ousmane rek de y'a 10 000 Ousmane y'a 100 000 Ousmane Assane Diouf def na ko dem tëddi kaso ndeysaan anamu notre frère notre combattant anamu ba léegi mi ngi ci biir kaso bi boo wootee ndaje 20 sénégalais duñu génn même chose bu daloon Ousmane Tounkara boo wootee ndaje xëy na juróom duñu génn parce que sénégalais mentalité moo tuuti our brains are small xam nga yor bopp bu day ni ndar nga yor brain bu day ni bu picc nga yor xel cerveau bu mel ni bu picc loolu sénégalais moo ko mel
comme ni ma leen di waxee nag xasuma leen vraiment xasuma leen de dama leen nekk di encourager pour ngeen comprendre ne réalité bi Sénégal di dund wax nañ leen ko nit ñu baax nii wax nañ leen ko politiciens yi wax nañ leen ko jéggal leen ma allo waaw dama nekk ci live bi waaw dama nekk ci live bi su ma coupé rek ma woola merci voilà donc dafa am ay réalités yoo xam ne doomu sénégalais yi dañ koy dund ay réalités yi doomu sénégalais yi di dund mooy Sénégal doxul yenn saay nag ndeysaan man li ma jaaxal xam nga man dama bëgg ngeen tuddee Macky Sall jël leen benn tur ngeen tuddee ko le Macky yokk leen ci le Macky loolu dafa am lu mu firndeel ci làkku ñag ya le Macky allez vous trouver au Macky parce que Macky Sall c'est pas un président de la République qui doit être respecté par les Sénégalais kanta comme ni ma leen koy waxee parce que comme léegi ñu ngi def bépp kattan bu ñu man ak bépp caay-caay gu ñu man pour luubel pour désordonner Sénégal pour doomu sénégalais bu génn wax ñu jàpp la doomu sénégalais bu yëngatu bu sëqat ñu jàpp la waaye dafa comprendrewul y a une réalité chez nous gis nga sénégalais dina nangu lépp mais seetlu leen li may wax rek sénégalais mën nga koo indil gan mu jël mu jox ko mu lekk mu jox ko mu naan mu fóotal ko mu defar ko ba mu baax dafa am sama benn xarit bu ma mës a waxtaanal sama benn xaritu américain mu ñëw mu ne ma man dama demoon Sénégal ci kër diw ma ne ko mu ne ma waaw mu ne ma diw de bi ma demee seen kër man lu mel noonu musuma koo gis ci àdduna ma ne ko Sénégal yëpp noonu la mel Sénégal ñun teraanga la ñu xam mais ku ñu bëgg a toroxal doomu sénégalais rek nga gis jikkoom Macky Sall dafa jóg pour toroxal doomu sénégalais yi waaye wallaahi dina gis suñu jikko sénégalais fa mu laqatu soriwul boo bëggee jikko bi génn rek comme li ma la wax fontoo ko sénégalais bu am 1 an sax dafa bañ ku ko yab sénégalais ak am dignité waaye ñun suñu président man mënumaa comprendre naka ngay jiite ay nit yoo xamul c'est pas possible que man mënumaa comprendre ne Macky Sall dans sa conscience jusqu'à présent xam na li mu jiite parce que Macky Sall su xamoon li mu jiite du leen jéem a nax xool leen ci affaire Sidi Lamine Niass bi Sidi génnee àdduna Sénégal yëpp jox ko hommage mu dem di inaugurer ay musée génn ci nag premier ministre am génn gars yi di dof lu waa APR naan non président dafa tukki woon dafa jàppoon waaw nangam sangam xanaa du même président bee fi woon barki Dembo Ndiaye Habib Faye ak waa këram bi ñu gaañ bi Habib Faye gaañoo xanaa du moom ma fi woon waa kër Habib Faye xanaa du moom du même président bi wala dafa am beneen président boo xam ne méngoowul ak Macky Sall Bruno Diatta bi mu fi gaañoo barki Dembo Ndiaye ban président la ñu ne woon moo nekk ci biir avion xaw ma dafa demoon ban réew mu def demi tour del si xanaa du même Macky Sall bi Sidi Lamine Niass kay li mu doon Sénégal xam nañ ko Sidi Lamine Niass kooku li mu doon Sénégal mooy ka nga xam ne moom moo doon génn par exemple bu élection amee mu dem fu nekk teg fa ay journaliste am pour mbir mi leer mu génn tamit bu gisee loo xam ne lu dul naka si noonu mu dénoncé ko xanaa boo ne kay Macky Sall bu ne woon doomu sénégalais yi maa bañ du ma dem kii waxkatu dëgg la loolu la waroon wax sénégalais yi mais bu fekkoon Macky Sall dafa génn ne doomu sénégalais yi man de vraiment Sidi Lamine Niass dee na mais je m'en fous éperdument du ma dem ci dëjëm tey du ma ci dem ëllëg dama rancunier dama ko jàppal ay haine bu boobaa doomu sénégalais yi ñun suñu wax du ci sori dañ koy ñaanal yàlla wàccee xolam yàlla damp xolam waaye lan la wax dafa bëgg a ñëw di ñu nax ba caku ndar kàmm bëgg a ñoo jël di tuur lëndëm suñu bopp yi di ñu wax lu dul dëgg te ñun loolu duñ ko nangu mais man toujours dama laan daan jox ay exemple ñàkk waxu dëggu Macky Sall mais may leen ma da ngeen bëgg ma dellusiwaat ci Macky Sall daje na ak président wu Turquie ci Tërmaak maanaam ci tapis rouge am gàttanlu ko adduna bi yëpp xam nga moom xam na dafay def ay erreur ba xam ne ba yaakaarul ne micro yi sax ñu ngi dox xam nga nit bu jannaxee micro bi nekk ci wetam boo ko tegee ci gémmiñam sax day defe ne singom la du micro du feeñ
Macky Sall génnul fii ne président Turquie 40 ministres la Sénégal am Macky Sall waxul loolu yéen foo leen ne woon wala déggu leen ko Macky Sall président Turquie bi mu ko laajee 32 la wax xaw ma 40 ngeen jéggal ma ci nombre bi mais loolu la ko wax ne la ñu am ci ministre Macky Sall xanaa fàtte ngeen Macron bi mu fi ñëwee fàtte ngeen doomu jàmbur bi mu jël xale bu jigéen bu ndaw bi mu jël doomu jàmbur xale bu ndaw ñu jël classe bi nettoyer peinture ba mu set wàññi élèves yi ba ay 27 dugal ci Macron toj kaas yi laaj élève bi parce que Macron il n'est pas fou xam na li xew Sénégal ndax ñoom ñoo tax ñu walaakaana gi ñu dal yëpp français yi ñoo ñu ko teg parce que France tey budget wu 500 milliards de dollars boo xam ne Afrique lañ koy jëlee la chaque année ce qui veut dire que tey billahi wallahi tallahi boo tëjoon buntu Afrique yi yëpp ci France toskari France mooy réew boo xam ne amul benn revenu boo xam ne jógewul Afrique France amul dara loo xam ne daf koy dundee lu dul Afrique pourtant doomu sénégalais yaa ngi France doomu Afrique yaa ngi France ñu leen di toroxal chaque jour seen nègre lañ leen di wooyee ba léegi les nègres ay cas social yu bari nekk ci nag ndax France sax day dofloo da nga fay dem ñu torturer la teg la situation yoo xam ne da ngay mujjee ñàkk sa xel ñaata doomu français ñoo nekk tey Afrique nekk fa ay milliardaire ñaata milliardaire sénégalais ngeen xam France amul ñëpp seen alal Sénégal lañ koy jëlee wala Afrique lañ koy jëlee yóbbu ko France amul benn milliardaire boo xam ne France moo ko créé Europe amul tudd leen benn milliardaire rek boo xam ne mi ngi Europe c'est un milliardaire en euro boo xam ne Europe moo ko créé déedéet li président Poutine waxoon la mu ne pourquoi les Afrique leader africains yi comme par exemple maanaam chef d'état africain yi ku ci nekk milliardaire Europe lay jàngee Europe lay dencee xaalisam Europe lay fajoo Europe la njabootam di dëkk Europe la léppam di nekk bu dee mu ne dem leen suuli ma Sénégal xam nga nag waa Sénégal war ngeen commencer boycotté de chef d'état bu dee da ngeen ko war a sànni ci géej gi jox ko jëni ñu lekk ko loolu mooy réalité da ngeen war a bàyyi inauguré ay nit yu jubul chef d'état bu dee dañ ko war a jël jox ko jëni ñu lekk ko parce que boo ko joxee jën yi ñu lekk ko beneen chef d'état bi bu gisaatee loolu dina ne ah kon nañ ma denc man France bokk au moins suñu suuf ci sell ji duñ leen fa denc doomu aadama yoo xam ne dañu toroxal suñu dëkk yi ba suñu dëkk yi torox après ñu jël leen di leen indi suñu ay dëkk di leen inaugurer di leen célébrer di leen bravo non mais c'est pas normal récompense sa doom yow say doom tey boo leen yoree sa biir kër xam nga doo leen méngale kii def lu baax am na récompense am kii def lu bon am na récompense am mooy ay dóor donc président Afrique yi def Sénégal lu bon ak yeneen spécifiquement Sénégal laa mën a wax gis nga tey président bu mel ni Macky Sall il est né après l'indépendance sénégalais yi dañu xeex gis njuuj njaaj gi nekkoon Sénégal xeex jël Macky Sall ndax kóllëre teg ko fa gis nga ni mu tasee yaakaaru sénégalais yi noonu la ñu waree tas yaakaaru Macky Sall ak famille bépp nit ci Sénégal boo xam ne dafa takk ci famille Macky Sall bu dee dañ ko war a jël sànni ko jox ko jëni mu lekk ko feed him to the fish parce que loolu boo ko defee wallahi dina comprendre he's gonna understand ñeneen ñi dinañu understand keneen kuy ñëwaat ci ginnaawam xam nga nee naa leen il faut ngeen comprendre dara sénégalais manu leen fal de folli ngeen man parce que gis naa leen temps yii ñu ngi waxaat suñu ay candidat nañ leen di laaj ay question kii di Sonko kii di Karim Wade kii di Bougane Gueye Dany kii di Pape Diop kii di Aïda Mbodj kii di Madické Niang ak ñeneen ak yeneen Thierno Alassane Sall maanaam Amsatou Sow Sidibé Yacine Fall candidat yi kenn mënu koo lim fi mu toll nii ndax bari waaye lenn am na nañu falaat nañu xoolaat suñu manière fal nañu xoolaat suñu manière fal njiit parce que sénégalais man ta fal njiit de sénégalais folli la man xam naa ne Macky Sall dinañ ko folli ça j'en suis sûr et certain loolu wóor na ma comme ni ma sama dee wóoree
Macky Sall moom sénégalais yi pare nañ ci moom sonn nañ ci moom tàyyi nañ ci moom j'en suis sûr et certain que dinañ ko folli mais bu ñu defaat erreur bu ñu defaat erreur de bu ñu defaat erreur de bu ñu defaat erreur de nañu xoolaat suñu bopp de ak ku ñu mën a jël loolu comme ni ma leen koy waxee seen coobere la moi j'ai des problèmes fi may wax ak yéen nii rek ndeysaan sama xel dafa teey ci yenn candidats yi billaay wallaay tallaay parce que damay dégg ay conflit d'intérêt te duñu bàyyi ay nit laaj leen ay question ci ay conflit d'intérêt damay dégg yeneen problème doo mën a génn nga wax ko loo wax doomu aadama yi génn xas la ku génn wax ci seen candidat ñu génn xeex ak yow mais man de personnellement damay ne doomu sénégalais yi xalaat leen folli Macky Sall d'accord obligation la ci ñun obligation la parce que maanaam man tey de man anglais dafa ne the devil that you know is better than the angel you don't know mooy mu ne mooy nit ku bon ki nga xam moo gën ange bi nga xamul loolu lu mu firndeel maanaam tey Macky Sall ñun xam nañ ne dafa bon xam nañ ko ba pare mais tey ñu demoon tànn benn candidat du ma tudd ay tur tànn candidat boo xam ne ñun ñëpp dañu defe ne woon malaaka la candidat boobu ñëw gën a nekk dëmm Macky Sall faites attention loolu bàyyi leen ko xel de dafay tey nag sama xel toujours parce que j'ai des questions am na candidat yoo xam ne dañ leen war a laaj question dafa am ay candidat yoo xam ne dañ leen war a laaj ay question man loolu laa la wax dafa am ay candidat yoo xam ne doomu sénégalais yi dañu war a génn laaj leen ay question ku sa xel tey ci moom new ma la accuser ko de sama xel bu teyee ci nit dama koy laaj li nga xam ne moom laa ko bëgg a laaj am na nag comme ni ma leen ko waxee j'ai eu la chance à parler à Bougane j'ai eu la chance à rencontrer Ousmane Sonko on a parlé j'ai eu la chance daje naa ak candidat yu bari loo xam ne vraiment li ma leen bëgg a laaj am na lu ma ci jot a laaj bien vrai que am na yenn question yoo xam ne am nañ ko pour waa Pastef ba léegi comme ni ma leen koy waxee rek mënoon nañ ko def privé mënoon nañu wax question bi ci suuf mënoon nañ koo wax ndànk waaye déedéet doxewu ma noonu man wax naa leen ko nee naa leen ñu ngi xaar newoon nañ ñu diggoon nañ ñu nag nee nañu Ousmane Sonko bu ñëwee ci réew mi dina tontu question bi yàlla def na ñëw na ci réew mi te comme li ma leen di wax boo leen amul jot pour nit ñi nga xam ne tey am nañu 10 000 100 000 20 000 200 millions de 100 000 1 million de personnes yu leen di seetaan boo leen amul jot pour kooku noo leen di amee jot pour nit koo xam ne ñaar duñ ko seetaan xanaa munu leen maa ne Ousmane Sonko amul jot pour déglu ma Ousmane Sonko gënumaa tekki xanaa tey candidat présidentiel la man duma candidat présidentiel I don't believe in that man nit ku nekk ak li nga gëm mais comme am nañu ay question bëgg nañu ngeen génn ñu laaj ay question c'est important ak Idrissa Seck nga Ndama Kajoor yëpp am nañu ay question we have questions and when we have questions we like to ask them dañu bëgg a laaj suñu ay question dañu bëgg a laaj ay question ak Karim yëpp te dégg naa dina ñëw ñu ngi koy xaar ci diaspora bi bu ko yàlla indee ak jàmm ak salaam ñu am li ñu am pour laaj ko ñu laaj ko bu ñëwul fii dinañu fekk Sénégal bu ñu fa fekkee ñu laaj ko li ñu koy laaj mais doomu aadama yi au moins nous on est là pour conscientiser ñëwuñu pour forcer kenn ne leen kii ngeen di àndal ki leen bëgg a àndal kooku seen coobere la ku leen ne nit ànd leen ak moom loolu seen affaire la man sama yoon nekku ci du ma wax benn doomu aadama koo dul votel ku bëgg Sonko bravo ku bëgg Madické Niang wax dëgg yàlla jàmbaar ku bëgg Khalifa Sall vraiment bravo ku bëgg Aïda Mbodj vraiment ma ne la masalaam vraiment bravo rek laa leen mën a wax mais ñun suñu liggéey en tant que sénégalais suñu amee laaj boo xam ne am nañ ko pour suñu waa réew am nañ ko pour suñu doomu réew vraiment dañ koy génnee ñu laaj leen loolu ala kulli haalin loolu mooy wax ji buñ leen ko laajee nag buñ ko leeralee bu boobaa ñu ñëwaat ci public bi rek ñu wax leen ko ku ñu xeeb nag ku mu neex mën nga ñoo xeeb xam nga doomu aadama dafa gaaw a xeebaate ku yaakaar ne yow mën nga ñoo xeeb mën nga ñoo contourner amul problème ñun dinañ la won ñun tamit bu boobaa dinañ la won suñu doole dinañ la won lu ñu capable yaa Alex Alex, we can do it. We can do it later tonight. It's no problem. But I definitely will love for us to meet. We can do it later tonight. Yeah, no problem. Voilà.
donc comme ni ma leen ko doon waxee ngeen jéggal ma yenn saay liggéey bi day tombeek aussi nga nekk ci lii ngay def nii donc c'est important toujours ñaari yëpp ñu mën ko yóbbaale parce que ñun amuñu budget boo xam ne doomu aadama yi ñoo ko dajale jox ñu ko ne leen lii ngay fayeeku ci sa liggéey bi déedéet suñu liggéey la ñuy jël ci la ñuy góorgóorlu ci la ñuy fondé li ñuy def nii yëpp li ñuy fay nii yëpp ci suñu ay liggéeyu bopp la jóge dajalewuñu xaalisu kenn lekkuñu xaalisu kenn laaluñu xaalisu kenn man personnellement mën naa koo waxal sama bopp dugguma ci dara loo xam ne leeruma lu leer ba leer mooy maa ngi ñaanaat doomu sénégalais ñu delloo si waat suñu xel ñu xam ne que le Sénégal va mal loolu jarul ñu koy expliquer à 100 000 à maintes reprises le Sénégal va mal loolu ku ko xool rek xam nga lu mu tekki ndax tey sa cousin bu feebaree xam nga lu ci nekk sa frère bu feebaree xam nga lu ci nekk sa yaay bu feebaree sa pap sa waa kër ku ci feebar xam nga lu ci nekk sa frère yi chômé seen kër xam nga ko say cousin yi chômé seen kër xam nga ko sa waa kër yi chômé seen kër xam nga ko donc dafa am ay réalités yoo xam ne jaratul doomu sénégalais yi nit di leen ci nax y a des réalités qui se posent chez nous man daal li ma am di ko ñaanaat doomu sénégalais yi te mu intéressé ma vraiment te mu intéressé ma mooy nañu calculer waat nañu xoolaat suñu taxawaay du ki ngeen di votel ak ki ngeen warut a votel loolu du suñu problème mais bu ñu teree suñu candidat yi na doomu sénégalais yi génn jàmbaarlu ak Macky Sall loolu benn réalité la suñu Macky Sall joxee chance vote nañu dem ñun ñëpp ñu voter en masse bu ñu demee voter en masse je vous garantis wax naa leen ko man xamu leen ma ay waxantu ñun wut nañu ay software sur place ba nga xam ne doomu sénégalais yi kenn dootul luubaleti ay votu jàmbur ñoom li leen daloon ñoom dañoo teele yee xam nga ñoom bu ñu muusoon Macky Sall bu muusoon ci référendum yeeg élection yi jàll ndeysaan day perte comme ça bu présidentiel yi ñëwee sàcc bu mu war a def mu sàcc ko waaye juum na référendum yi ak élection yi passé député yi la def càcc gi donc doomu sénégalais yi dañoo yeewu ñun ñu gànnaayu balaa bii ñëwaat élection yii ñëw je vous garantis que waxuma leen lu bari de ngeen laaj ñi ma xam akas néew adoon serul fo man maanaam ñun dañu doon ay doomu aadama yu ñu xam yoo xam ne du ñu serul fo loos du ñu d'accord ne perte nañu déedéet ñun dañuy dem ba jeex victoire kese la ñuy accepter du ñu accepter défaite c'est pas possible du ñu accepter défaite la réalité est que Macky Sall sénégalais yi nañ ko génn ñu won ko suñu bopp ñun ñoo ko faloon tubéy ba nga soloon ba ngay fali Macky Sall solaatal même tubéy bi nga ñëw jàmmaarloo ak moom nga ne ko sëñ bi ñun ñoo la fa tegoon te man sama vote bi ma la joxoon ci kàddu bii laa la ko joxee mais nañu waxante dëgg tey boo jëlee sa alal nga jox ko doomu aadama te ci alal boobu rek nga yaakaar pour dund doomu aadama boobu bu luubalee sa alal bi da ngay ñëw nga taxaw nga ne ko sëñ bi jox ma sama alal sa carte gi mooy sa alal sa carte gi mooy sa ndam mooy sa respect carte googu boo ko jëlee nga jox ko Macky Sall bu la ci Macky Sall woree demaatal ci kanamu Macky Sall nga ne ko sama carte bi ci raison bii laa la ko joxee joxuma la woon sama carte gi pour nga luubal alalu Sénégal gi jox ko Aliou Sall joxuma la woon sama alal gi sama carte gi pour nga luubal alalu Sénégal gi jox ko sa doom Amadou Sall joxuma la woon sama carte pour Marème Faye Sall nekk Sénégal di tëgg ay tànd biir joxuma la woon sama carte pour famille Macky Sall pour famille Faye Sall bi nekk Sénégal utiliser ko comme monarchie xam ngeen lu gën a grave ci àddina mais monarchie dafa jeex ci àdduna bi benn dëkk nangootu ko Arabie Saoudite sax dañ koy bañ gis nga le prince d'Arabie Saoudite là écrivez ça sur l'histoire dans le livre ngeen ne y a un fou sénégalais qui nous avait dit ça en 2018 il sera le dernier roi de l'Arabie Saoudite dañ koy bañ loolu ci àdduna bi léegi doomu aadama yi dañu nangootul ku leen di noot maa leen wax lii journaliste bii mu daggate fii dégg ngeen journaliste bii mu daggate Turquie mooy ci ambassade ba kooku mooy fay ay lampam lépp lu leer ci àdduna bii doomu aadama yi tey pare nañu pour janoog moom dootuñu nangooti benn doomu aadama indil ñu ay maguy dans ce monde dootuñ ko nangooti loolu jeex na monarchie dafa jeex monarchie jeex na ci àdduna bi kenn bëggatu ko nobody like it anymore boo leen ko gëmul xool leen ko Angleterre ren bi jaratul dara ngeen xool ko ci yeneen réew yi
ay Espagne xool leen ko ay Japon fu nekk foo leen dëkk boo leen dëgg ñu ne premier ministre moo fa am rek ce qui veut dire que monarchie moo fa am prime ministre bi mënuñu koo jox turu président monarchie moo fa am comme boo demee tey dëkk yu bari moom nga fay gis but monarchie dafa jeex ci àdduna bi people are not accepting it anymore parce que civilisation day changer xalaatu àddina xalaatu doomu aadama yi Macky Sall biñ koy indi ci mbir mi dafa xamoon sénégalais yi lu ñu doon ba pare il savait comment nous manipuler xamoon na fu ñuy jaar xamoon na suñu faiblesse xam na nu ñu def ba dindi fa Ablaye Wade maintenant il a pris tous ses pions mu ñëw teg ko si même place boobu ni ñu defoon pour dindi fi Ablaye Wade lan la du ay marche Macky Sall du permettre marche lan la ñu utiliser woon du ay réseaux sociaux Macky Sall day éliminer ay réseaux sociaux lan la ñu utiliser woon police su sénégalaise bi mais police bi doomu aadama yi ñoo leen ëppoon doole xam nga léegi Macky Sall lu mu def dem jëndi ay voiture arnaquée dem jëndi leen ay tërki ak ñoomin seen indi leen defe naa damay waaj a tënk mbir mi waaye fii moom dama ko bëgg a jox force de l'ordre yi laa bëgg a waxal guddul nag bii dinaa ko tënk dinaa ko def mu ndaw maanaam bu leen neexoon sax mën naa ko def juróomi kàddu am na lu important ci àddina xalaat leen démb ngeen xalaat tey ngeen xalaat suba loolu waxu wolof la xalaatal démb ka jiitu woon Sénégal nga wax ma tey fa mu ne nga xalaat tey ki nekk ci boppu Sénégal nga wax ma suba Sénégal bi ngay ñëw jàkkaarloo nous vous êtes nos frères et sœurs billahi wallahi tallahi al azim wallahi billahi tallahi al azim lu ma respecté ci àdduna bi force de l'ordre laa gën a respecté parce que ñoom ñooy sacrifier seen vie chaque jour pour indi jàmm ci réew waaye mes frères maa ngi koy wax ak dënn bu tooy avec un cœur très mouillé bàyyi leen xel doomu sénégalais yi on a besoin de vous doomu sénégalais yi dañ leen soxla koo war a protéger nag waroo koo gaañ moi je suis un père de famille bu ma duggoon sama kër tey fetal sama waa kër wala jam sama waa kër paaka mais loolu calculer ko loolu lu mu tekki mais sadik la tekki mooy nit ku sadik mooy nit ku bon mooy nit ku baaxul te xam naa ne force de l'ordre sénégalais yi baax ngeen Macky Sall mënu leen fay lu jar seen ngor lu jar seen dëkkandoo lu jar seen xarit yi lu jar seen am di jàmm yi xam nañu nag dans la loi mënuñu laa ne nga dem liggéey nga bañ a liggéey déedéet loolu mënta nekk waaye boo leen demee permettre leen doomu sénégalais ñu ñaxtu bu leen laal bu leen gaañ permettre leen ñu ñaxtu may leen seen droit jox leen droit bi nga xam ne seen constitution moo leen ko nangul droit bi ngeen juré mooy protéger seen peuple à toute cause donc droit boobu xalaat leen ko ngeen respecté ko xam naa nag di ngeen ñu déglu ndax chaque jour ma jot benn nit de force de l'ordre partager leen information yi seeni xarit man je suis un Sénégalais comme vous j'ai 45 ans j'ai beaucoup d'expérience dans la vie jaar naa ci réew yu bari gis naa force de l'ordre bu dul force de l'ordre ci ne wallahi billahi je peux vous le dire avec fierté man mii doomu sénégalais nee nañu Ousmane Tounkara versus the government of the United States boo leen ko gëmul dem leen Google xool ko mooy accuser nañ ma man en tant que doomu sénégalais j'ai eu des accusations je me suis battu contre le gouvernement américain et je les ai battus en justice imaginez benn doomu aadama pepp doomu aadama bu ndaw bu mel ni man nga dem ci attekaay yow ak gouvernement lu tolloog Amérique 300 millions d'habitants le gouvernement bi représenté ma dem ak moom ci attekaayu américain jox ma dëgg man doomu sénégalais ñu may accuser ay milliards lañ ma accuser fii ci Amérique ma dem ma xeex ak ñoom ci seen attekaay ma gañe leen loolu moo lay won ne force de l'ordre foo ko gis ci àdduna bi day doxal dëgg justice wallahi justice ku ne doxul rek dafa àndul ak yow wallahi man xam naa ne justice day dox parce que nga imaginer waat ma del si waat dëkk bu toll ni Amérique doomu sénégalais moi le village village bi sama famille jógee ma wax leen ko village bi Jidda la tudd village bi c'est seulement 11 maisons
déglu leen li may wax de village bi sama waa kër dëkk fukki kër la ak benn village bi le village d'où je viens ça fait seulement 11 maisons population village bi calculez dans les 220 bu ko matee bu matee 220 personnes du ñu def sax sondage du ñu sax calculer population bi pour te dire matuñu sax 220 personnes dans le village ma mën a ñëw dëkk bu mel ni Amérique buntu bu ma fëgg ñu ubbil ma buntu lu mu diis Amérique bu ma fëggee ñu tijjil ma bu ma neexoon tey ma dem Maison Blanche jël rendez-vous comme ñëpp dugg fa bu ma neexoon dem ci Sénat bi bu ma neexee dem ci congrès bi mais loolu mooy ndamu réew loolu mooy réew mu jub tey ñun doomu sénégalais candidat présidentiel sax buñ ko bëggee jot mu ñuy dawloo te Amérique waxuma la candidat de on s'est attrapé la main avec le président Obama waxuma la candidat Obama mais le président Obama fu ñu buntu boo fëgg ñu tijjil la fi mu ne nii mën naa bind lettre mu yegg fu gën a kawe mais loolu Sénégal candidat yi ñoo defe ne déjà ñoo gën doomu aadama yi président bi moom defe na ne moo jéggi dayoo Macky Sall defe na ne moom mooy buuru mondial c'est le roi du monde Macky Sall tey soo ko bëggee gis wallahi di nga tëb téeméeri mur ak juróom fukk nga jéggi fukki géej ak juróom boo paree ci loolu romb fukki cortège ak juróom-ñeent boo rombee fukki cortège yeeg juróom-ñeent nga soog a yegg ci le président Macky Sall balaa nga yegg ci moom dina fekk xoox nga bëggatoo koo gis di nga fekk sax la taxoon nga bëgg koo gis fàtte nga ko boog wala nga daje oh mais c'est triste mais tey boo bëggoon ànd ak Macky Sall ci ay sàcc wala ay fen wala nga am ay pexe yu bon mu gis la dans 2 secondes 2 secondes 2 secondes xam nga doomu aadama man je vous comprends pas de bu ma la nee du comprendre ma leen rek gëm leen du ma leen comprendre de ñu ngi jooy xiif bu ñu indilee ceeb ñu xëpp ci suuf ñu ngi jooy coono bu ñu indilee relief maanaam noppalu ñu jël ko sànni fële ñu ngi jooy mar bu ñu indilee ndox ñu saw ci donc sénégalais yi lan ngeen bëgg qu'est-ce que vous voulez lan la ñu bëgg mais disons liberté la ñu bëgg ak freedom of expression ak free right to vote mais loolu la ñu bëgg wala bëgguñu dara bu ñu bëggul dara ñu wax ko defe naa nag comme ni ma leen koy waxee mbir mi daal dina gudd ëpp ni mu daan guddee ma gërëm leen yéen ñëpp rek di leen sant di leen remercier waat di continuer di leen ne ngeen sànni suñu frère bi ay ñaan suñu frère Assane Diouf incha allah dina dajeeg attekat ngeen sànni ko ay ñaan yàlla génnee ko ci jafe-jafe ba mu nekk ci jàmm ak salaam yàlla delloo ko njabootam ci jàmm ak salaam donc defe naa tey moom foofu laa amoon fu ma ñëw ak yéen ci ay fan yu néew nag comme ni ma leen waxee dinaa ñëw ak yéen ñu joxante rendez-vous comme ça ñu mën leen gën a jox ay information ci software yooyu nga xam ne maanaam software yooyu nga xam ne moom la ñu am pour élection présidentielle yi ñetti étapes yi yëpp dañ ci am solution ñetti étape Macky Sall pour jële ko fi am nañ ci solution Macky Sall bu bañee doomu sénégalais xaar leen jéggal leen ma allo waaw may ma tuuti allo waaw maa ngi lay dégg bismillah ça va merci maa ngi jàmm alhamdulilah ok parfait voilà léegi man dinaa la woowaat fii ak 2 minutes dama doon yeggali dara ci live bi rek bu ma paree ma woo la incha allah merci voilà donc comme ni ma leen ko waxee mes frères et sœurs réalité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal kenn waxatu ko kenn ma delluwaat ci ñaanal suñu frère boobu Assane Diouf defe naa fa la ñu toll woon ma leen di ne rek ci ay fan yu néew dina gis attekat ñaanal leen ko te ngeen ñaanal suñu frères et sœurs yi partout dans le monde ñëpp ñi nga xam ne dañ ko supporter di ko defal lu baax parce que doomu aadama buy def lu baax ñaanal ko yàlla rek nga man doomu aadama buy jël coonoom taam ñaqam
alalam ak lu mu mën a doon ci àdduna di ko def ci doomu aadama da nga koy gërëm nga sant ko nga ñaanal ko yàlla may ko ndam. parce que kaay leen ma wax leen defe naa li gën a grave ñu bari ndeysaan comprendre ñu ko ci man nee nañu mais Ousmane Tounkara de nit da koy xas ba mu sonn wala saaga ko ba mu sonn muy waxtaan ak moom neexal ko. gis nga yéene néeg la boo bëggee jàmm da ngay joxe jàmm boo bëggee jàmm da ngay partager jàmm ku bëgg jàmm partager woo jàmm doo am jàmm c'est pas possible. boo nekkee nit ku bon yàlla du la may jàmm sa yéene bu bonee yàlla mënu laa may lu baax sooy yéene doomu aadama yi lu bon rek doo am lu baax loolu réalité la. boo gisee nit ku misère nit ku am problème ci àdduna bi bu ko laaj luy sa problème xolam mooy problème yéene mooy xaritam sa yéene mooy sa friend. boo bëggee am jàmm ci àdduna bi boo ma gëmul mais jógal suba ci suba nga essayé li ma lay wax nii rimiti sama garab bu ma génnee sama kër stressé déglu ma de déglu leen bu baax dama leen ni may si je sors chez moi stressé damay jël li ma am xam naa nag ñu bari dinañ ne waa ji moom dof la damay jël li ma am akas néew yëpp keroog ci kër ga bu ma génnee partagé koog ñi ko soxla balaa ngoon jot yàlla teggi sama stress. donc yàlla na yàlla teggi suñu stress newuma la nga dem sàcc alalu jàmbur maye ko yaakaar ne sa stress dina ci deñ déedéet yow li nga moomal sa bopp sa $1 sa boo amul alal boo mayel kàddu bu rafet. yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laajoon ñu ne ko ban sarax moo gën ci sarax yi doomu aadama moo ñëw mu laaj yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa rasulallah ban sarax moo gën ci sarax yi mu ne ko wax lu baax. xam nga tey doomu aadama buñ lay ne ban sarax moo gën ci sarax yi doo yaakaar ne wax daf ci bokk mais est-ce que wax mën naa nekk sarax waaw wax mën naa nekk sarax soo fekkee sa xarit mu nekk ci ay jafe-jafe nga soulager ko wallahi yàlla dina la may jàmm. boo fekkee tey sa xarit mu nekk ci ay jafe-jafe yu bari amuloo xaalis boo ko may gaa ñëw nga fekk nga ko mi ngi jaaxle mi ngi am ay problème amuloo xaalis boo ko mayee waaye nga jox ko conseil bu baax waxuñu la nga jàmb ko jàmbukat toujours ci naqar lay dëkk. ma ne la da ngay gis ay doomu aadama yoo xam ne yow mënuloo comprendre yaa ngi gis nit ki mi ngi taaru mi ngi jóge ci famille bu baax mi ngi jóge ci situation mi ngi nekk ci ay situation yu baax mais mënul happiness moo koy indi. yow ci sa bopp da ngay kontaan pour sa xarit da ngay gis sa benn xarit tey Mamadou Diallo nga yéene ko jàmm Mamadou Diallo ne la sawaay man de maa ngi jënd oto bu bees nga ne yàlla na la yàlla may fukki oto yu bees yàlla na la ci yàlla sa gelaw nangu ci yàlla na la yàlla may essence booy dawalee oto bu bees boobu bu la yàlla taxawee yow ci sa bopp balaa Mamadou Diallo di jënd essence yow yàlla may la oto bu bees boo def essence waaye Mamadou Diallo ne la maa ngi jëndi oto bu bees nga woo Ablaye Sarr Mamadou Diallo bon yàlla oto bi bu mu ko am oto bi sax bu ko amee yàlla na ko tamponné yow yaay yéex doo am oto parce que yàlla moom yéene na ko ba pare moom dana am bosam. ma wax leen nag mooy yéene néeg la borom a ciy fanaan maa ngi leen di remercier waat lii may wax nag du ay gaar wala du ay xas xam nga sénégalais ndeysaan tuuti rek ngeen gis seen bopp man la da doon waxal wala man lay defal déedéet wallahi du loolu tout simplement dañ leen bëgg a yëgal ne man Ousmane Tounkara I love you fi sabilillah wallahi billahi tallahi lii génn ci sama gémmiñ bu dee du dëgg yàlla yi bu ma yàlla bàyyi yàlla na ngeen dégg ne accidenté naa dee naa suba yéen ñëpp dama leen bëgg ci sama biir xol ku ma bëgg naa la ku ma bañ bëgg naa la that's the reality of me. kuy xaar pour ma bañ la da ngay seeti feneen man nee naa leen sama bañukaay yàqu na dafa paan sama machine bañukaay dafa paan. bëgg naa respect nag respect ak bañ nit du benn comme tey boo ma manqué respect dinaa gis sama bopp ma jàpp sama bopp loolu ça n'a rien à voir ak mbëggeel bi mooy bugguma dara lu bon dal la te jàmm rek laa bëgg mu dal la su fekkee tey da ngay séntu dara lu baax ci sa àddina yàlla na la ci yàlla may téeméer billaahi wallahi ñaan bi ci sama xol bi laa ko tibbee lépp looy ñaan rek lépp looy wut rek di ko séntu ci àdduna bi yàlla na la ci yàlla may milliard wallahi maa la ko ñaanal loolu du tee man xam nga doomu aadama moo naïf rek ndeysaan ñaanal nit jàmm du la xañ yow sa jàmm bu ma ñaanalee nit jàmm yow boo amee milliard est-ce que loolu dina tax man du ma reer suba déedéet je vais toujours manger li ma yàlla am yàlla li ma réservé loolu mi ngi réservé wu ba léegi c'est toujours réservé pour moi
yow mënoo koo jël man mënuma jël sa wërsëg loolu mooy réalité àddina s'il vous plaît boo gisee sa morom sénégalais di génn nee na day dem marshal ànd ak moom du moom ngay may ndam sa bopp ngay may ndam Sénégal ngay may ndam boo nee doomu sénégalais yi 1 million de Sénégal 1 million marche Ousmane Tounkara ko moom déedéet kooku kay boo ko defee ndangam sa bàyyi leen loolu arrêtez ces choses wala ñu ne la OSR wala ñu ne la jubbanti wala ñu ne la dafa jot ngay xeex man ana sama yoon ak xeex dafa jot pour dafa jot bañ a yéeg wala dafa jot bañ a wàcc yàlla na dafa jot yéeg ci kaw a kaw a kaw yàlla na OSR yéeg ci kaw a kaw a kaw yàlla na jubbanti yéeg ci kaw asamaan si yooyu mooy dëgg doomu aadama loo ñaanalul nit doo ko am looy iñaane nit fu la ko yàlla di mayee yàlla du may ku iñaan yàlla du may ku iñaan yàlla du ko may yàlla dina may ku nay déglu leen yàlla dina may ku nay yàlla dina may ku peut-être ku siis mais yàlla du may ku iñaan kenn du ñaanal nit lu bon yàlla di la may lu baax c'est pas possible essayez ko defal tentation bi nga def tendance bi nga toog di ñaanal ay nit lu bon rek suba ba ngoon jot lu bon rek ngay gis lu bon rek ngay dégg mais bàyyi leen arrêtez nga gis jigéen tey nga dem ci sa moromu jigéen diw de oto jëkkëram jëndal na ko oto bu bees nga bañ ko ci nga kii ko ci da ngay gën a naqarlu sa bopp ngay rey you gonna kill yourself kooku jëkkëram jëndal na ko lim koy jëndal ba pare man mii ngeen di waxal ma waxaat ko ak fierté xam ngeen ban jigéen laa gën a respecté ci àdduna bi kooku waxuma ko parce que mi ngi may dégg de parce que man nitu dégg laa am crazy man dama dof xam nga tey doomu aadama yi nee nañ ma damay toog yenn saa yi ma ree may waxtaan ak sama yaay mu ne la lii wala mu ne la lële wala mu ne la lële ma ne ko yaay mu ne ma waaw yow sa jëkkër daf la defaloon lépp daf la mayoon lépp li ma war a defal sama jabar man sama business la ak man rek sama yaay sax bu ma ko ci waxoon wallahi ma ne ko yaay déedéet bëgg naa la lool waaye desal à gauche ci côté boobu parce que lii neexal sama ménage man rek maa ko xam te loolu sama kër la nekk doomu aadama yi man ngeen xool dëgg ngeen dox ci jigéen bi ma gën a bëgg ci sama àddina man mooy sama jabar jigéen bi ma gën a naw respecté ko ci àdduna tey mooy sama jabar man ban jigéen moo ma indi ci àdduna bi te may sakku ñaanam te nga xam ne moo ma gën a lépp lu ma am ci sama àdduna ci biir ak biti mooy sama yaay parce que sama yaay bu ma amul ñaanam du ma tekki dara mais sama jabar bu ma amul jabar bu happy ci biir kër mënuloo happy a happy home a happy wife a happy home sa jabar bu kontaanul ci kër doo kontaan sa jëkkër bu kontaanul ci biir kër doo kontaan misère rek ngay dëkkee mais mën nañu am jàmm bi suñ ko commencé ci biir kër gi dinañu génn séddale ko ak Sénégal mais boo iñaanee sa biir kër iñaan nga génn séddale ko ak Sénégal nee naa leen wax la de waxaat xanaa mais incha allahu rabbi on va faire face à Macky Sall 1 million marche dafa ñëw pour benn but bien déterminé muy doomu sénégalais yi amaat seen souveraineté bu dee ci marche lañ koy amee d'accord bu dee ci vote lañ koy amee d'accord nañu bu dee ci xeex ak Macky Sall lañ koy amee d'accord nañu bu ci ñëw rek ñu jël mais bu ñu gënaloon ci ndox mu sedd guy lañ koy amee ay élection yu jaar yoon moo tax toujours ndeysaan sama xarit yi sax dañ may mere toujours sama collaborateur yi ñu ne yéen xam ngeen ne Macky Sall du doxal yoon toujours yaa ngi wax ay waxu élection ma ne leen américain dafa ne use force as the last resort utiliser force comme le dernier résultat rek force da ngay koy garder ba dernier moment ba dernière minute ba dernière seconde nga utiliser force mais sinon négocier sa doom sax da nga war a négocier ak moom sama doom bi am 6 ans sax sama kër damay négocier ak moom parce que dama daan def bu defee dara rek ma tàpp ko ci taat bu defee dara ma tàpp ko mu gën a ràngatiku mais léegi damay négocier ak moom dama koy woo ma ne ko dis-moi ton problème mu expliquer ma man tamit ma expliquer ko sama solution ñu am point d'entente mais day dox it works believe me essayez ko day dox négociation day faj problème Macky Sall n'a qu'à négocier ak lui fi mu toll nii comme moom la Sénégal jox pouvoir bi moom la yàlla jox pouvoir bi gis nga tey bu ñu xeexoon ak Macky Sall lu mu bon dina am deret bu tuuru dina am ay nit yu dee dina am lu yàqu d'accord donc balaa ñu yegg ak moom foofu
kilifa yi ñaan nañ leen ngeen génn ngeen waxtaan ak seen xarit seen soppe seen président parce que kilifa yu bari tey màcc nañu tàngalu buur mënatuñu wax dëggu buur waaye génn leen ngeen wax ko génn leen ngeen wax ak moom wax leen ak Macky Sall ne ko xale yi duñu dellu ginnaaw de gone yi duñu dellu ginnaaw de gone yi duñu dellu ginnaaw de gone yi duñu dellu ginnaaw de waxoon nañ leen ko ci imaam yi wax leen ko ci sëriñ yi nee nañ leen sëriñ bu fu génnati di wax ay waxu kasaw dinañu dal sa kaw imaam bu fi génn di wax lu dul naka si noonu dinañu dal sa kaw président bu ko def lan moo leen war a yaakaar ne duñu dal kawam mais imaam xanaa xamu leen imaam bi ak sëriñ bi ñoo ëpp président bi bayre ci côté yàlla il faut ñu comprendre ne doomu sénégalais yi 1 million marche génn na 1 million marche ñu ngi ci yoon bi ñu ngi Sénégal am na ñu fa nekk ba pare am na ñu nekk ci yoon bi di waaj am na ñu nekk ci takkum bagage ñun ñëpp ñu ngi takk suñu ay bagage dëbës yi dinañu yegg ci kanamu Macky Sall du ñu dem nag yegg di taal Sénégal wala di dóor ay grenade wala di tas ay kër déedéet dañuy génn dugg ci gox yi conscientiser doomu sénégalais yi wax leen réalité yi Sénégal di dund fi connexion amul dinañu gis nee nañu connexion en direct le jour des élections waay on a des connexions en direct jour élection yi dinañu dem fépp comme ni ma leen ko waxee dinañu am ay nit dinañu am software bi nga xam ne moom mooy lay wax nit ñi voté ak fu ñu voté ak fu ñu nekk lépp dinañ ko am toutes ces choses là seront en place bu ci yàlla àndee donc ma remercier waat leen mes frères et sœurs newaat leen rek ñu joxante rendez-vous incha allah ci ay fan yu néew man it sama patron ngi woote donc manuma koo bañ a jël merci ciao